ko ki nga xam ne ni moo di Thione Seck mi génn àddina tey ñu koy rendre hommage ci télévision Futur Média dégg ngeen kaddu yi nga xam ne ni jóge na ci Alaaji Bekkaay Mbay déglu itam communicateur boobule di Alaaji Sala Bigué Ndiaye déglu ngeen itam président Youssou Ndour déglu Baba Beydi Mal ak Pape Diouf am na ñeneen ñoo xam ne ni ñoo ngi fa woon waaye dinañu leen déglu ak ñeneen ñoo xam ne ni fi mu tollu tembe ñoo ngi ci seeni kër ndax Covid bi daje day metti demit day metti waaye ñoom am nañu naqar xam naa ni bu dul woon ak Covid bi tey jii kenn du njëkk kenn ca kër Thione wala ca sëkk ya ñu koy denc ñu ngi ñuy xamal ni bu 3 heures jotee ci dañu koy denc fële nga xam ne ni mooy sëkk ya ca Yoff yooyu yëpp sunu équipe yi dinañu leen ko won en direct ngeen gën a comprendre ni ñun dinañu ànd ak Sénégalais yëpp gunge leen ci naqar bi la nga xam ne ni moo ñu dal di naqar ab tiis boo xam ne ni El Hadj Man Mbaye Garmi ca subaak léegi kenn mënul gëm ni Thione Ballago Seck génn na àddina. waaye Cheikh xanaa rek nu tàbbal rek wax la ne danañ tàbbal sunu njaal ci Alaaji Lamine Naar Diop tafsir xayaar. tuddee na ko doom. xam nga ku la tuddee doom. joo xam ne jëlee mooy sa taaw. nga jël ne tuddee naa ko Alaaji Lamine Naar. am nga lu bari loo xam ne li séq ngeen. wallaahi gisuma ko de Baye Cheikh waaye xam naa ne tey ci ñi ñàkk xarit. ñàkk rakk ñàkk soppe. Alaaji Lamine Naar moom daf ci bokk. ñu ndokkee li tamit sunu mbokk yooyu nga xam ne nii noo génne léegi bokk ci askanu mag wi ñu tàmbale ci Alaaji Papa Dieng mu baax mi. nga xam ne moom i tamit macha allah ci ñu gunge xale yi. ba ñu ñeme mu nekk journaliste bu baax moom itam ku ne xam ne digganteem ak Thione Seck. parce que ku ne xam ne ni Médina ak Pikine ndaanaan yi dañ fa yàgg nekk Baye Cheikh. te dañ daan jokkalante. ñu nekk ay wëlër nekk ay soppi. waaye nag Bekkaay nag day mbokkam nag moom tam ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax. ak ki nga xam ne kilé mooy Alaaji Sala Bigué. ndax ñoom ñaatam ñoo bokk dëkk ca Pikine. ak Ndey Fatou Ndiaye mu baax mi. ñàkk nañu daal koo xam ne kii ku baax la. waaye nag Baye Cheikh nu jaal ko tamit Bougane Gueye Dany. ndax giir boo ca duggee ba jël ca soxna. ca askan wa ca nga bokk. kon moom itam ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax. jaal ko fameem bu baax a baax. waaye nag jaal ko tamit képp koo xam ne kilé soppe Thione nga war a ngay xaritam. ndax Bougane dafa nekk koo xam ne kii mi ngi denc doomu ki nga xam ne mooy Thione. waaye xam naa ne ku jege Thione la. moom tam ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax. waaye tamit Baye Cheikh tamit di ko jaal tam Zo Mbaye. Zo moom. même doom jële nga xam ne mooy doom ji nga xam ne tubaarkàlla moo nekk ci waali daf ko bàyyi sax ak Zo. fu muy dem yóbbu ko. ak ki nga xam ne kii dëgg-dëgg mooy sama goro bu baax boobu. di Iba Cuun moom tam ñu ko koy jaal bu baax a baax. ñàkk nañu daal koo xam ne kii nitu valeur la. ñàkk nañu koo xam ne kii daal aar bi def na ci lu nekk. waaye Baba Beydi Mal tamit macha allah. ci taxawaayam bu rafet. te jekk. waaye bi mu ñëwee te fekk fi président Youssou Ndour. ci cër bu rëy boobule. nu saafonte. ci humidité ba mu wàccaat oto bi. fekk si ko loolu moo war ne ñoom ñii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réeroo wuñu ci dara. ku ci nekk rek da nga nekk ci sa benn waayar di bay. waaye bëggante gi ak soppante gi ak lu sa morom def nga apprécier ko. loolu rek moo nekk seen diggante. kon moom tam ñu ngi ko jàll président Youssou Ndour bu baax a baax. di xam naa ba ci nee ba ca kanam. danoon développé kër bi nga xam ne ni ci loon dem Paris. te ànd bu rafet ba ànd bu jekk ba bàyyi Cheikh. voilà donc loolu mënul ñàkk tey ci bis bi ñu jagleel ko Thione Ballago Seck mi génn àddina tey li professeur Massamba wax ci ay kàddoom tey ci suba si bi mu yëgee génn ko àddina Thione Ballago Seck ne Thione àggaliwul sax projet continental am bi waaye woy na daanaka lépp lu jëm ci thèmes sociaux politiques religieux naturels. loolu ñu ngi ko liir ci poste boo xamee ni professeur Massamba Gueye def na ko ci suba bi mu yëgee génnuk àddina ki nga xamee ni moo di Thione Ballago Seck professeur Massamba Gueye sax mu ngi ak ñun ci téléphone bi docteur ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkeel la waaye masawu la it ci perte bi nga xam ne ni Sénégal am na ko waaye yow it ñàkk nga. waaw Alaaji Papa Cheikh sama doom sama xarit maa ngi lay jaal ñun ñëpp a ñàkk. Thione nag moom buñ ko ñàkkee it wolof def ne dee bàyyi fi lu mat dee bàyyi fi ku mat a ko gën. te Thione defar na doomam
tax nag kon ñu ne iñaanewul doonoon waaye li nga war a jàpp ak li ñu war a jàpp tey mooy ñàkk gi Sénégal ñàkk dañ ko war a napp ci waxi coon bu jamono daan yëngu accident yi bëri mu way tali bi daw ndànk dal ndànk bi politique bi méttee ba ñuy xëccoo mun a jën yu mag yi jeex nañ yu ndaw yee fi des yaboy bee fi des ku xëccoo ku giroo da nga fot coon amul loo xam ne def na ko ci musique lu gën a rëy fekk musique ñu takkale ko ci tubaab bi jox ko cubain yi jox ko salsa moom mu jël ko dëpp ko jël gamme orientale indi ko ci musique te xam ne loolu moo tolloog suñu dégg-dégg révolution musicale boobu coon daf ko def ci arrangement percussion ba pare indi style musique boo xam ne nag taxaw ci topput lu siiw topp rek boppam ba keroog bi muy génnee maacu nga xam ne àdduna bépp dégg nañ maacu coon jëlaat répertoire am bépp tegaat ko kon li ñu jàng ci moom mooy constructeur d'homme la woon defarkatu nit la woon defarkatu carrière la woon tey coon bu ñuy xool wayu coon Seck amul keneen koo ko mën a dendaleel ku dul wayu Njaga Mbay mu doon musicien boo xam ne xàmmeewul musique traditionnelle ak musique moderne amul benn boo ko ciy dugal di yaakaar ne bii la gën a man wala bee la gën a man waaye Pape li gën a doy waar coon temps yi dafa doon liggéey benn programme bu rëy mooy CEDEAO liggéey lim ci yéene woon CEDEAO bi nga xam ne politiciens yi mënuñu ko am moom sur le plan culturel mu wane ne mën naa nekk unité culturelle liggéey boobu su amee ku toll noonu Pape ñu am ko jamono toll fii mu génn àdduna ay dellu si suñ bopp ay misaal la voilà professeur Massamba Gueye ci ay kàddoom la ñuy déglu noonu xam naa ni problème mu réseau la certainement allo voilà c'est le réseau waaw ñu ngi dégg ay wayam dugal ci jàng dafa yar nit ñi dafa éduquer nit ñi dafa def carrière musicale boo xam ne moom fonction d'alerte la amoon nekkul doon musicien buy fo musicien bu doon defar ay nit la ci ay wayam kooku nag bu génnee àdduna dañoo war a xoolaat bu baax a baax lan la yelloo ñu delloo ko kon Pape Sénégal ñàkk na Afrique ñàkk na àdduna ñàkk na kon nag li ma bëgg daal mooy ñu xam ne man Massamba Gueye mi nga xam ne coon joxoon na ma cëru di liggéey ay vidéo di ma ko yónnee naan ma xoola di am ay projet naan ma kaay ñu ànd Casamance ma tourné clip te kenn du ko yëg man de xam naa ne kilifa dem na xam naa ne nit ku dëggu dem na xam naa ne nit ku ñeme dëgg dem na nit ku xam ne bu juumee dina nangu de juum na dem na servir na culture waaye servir na réewam itam ci fànn yu bëri professeur waaw xam nga fi mu njëkk a servir réewam dama la koy wax ne tey jii fi réew mi toll ak jaxasoo bi ñu mu rëyee su ma doon wax ak nit ñi dama naan leen président Macky Sall coon nee na jën yu mag yi jeex na jën yu ndaw yee ci des ku giiroo da nga fot ne Ousmane Sonko président mun naa mën a ko jën yu mag yi jeex na jën yu ndaw yi fi des ku giiroo da nga fot kenn ku ne ci yéen ñu wéet ci biir néegam mu déglu wax jooju kon nag wax loolu mooy musicien jariñ bi mu jariñ réew mi tamit mooy dem na ba UNICEF jël ko def ko symbole bu 10 décembre jotee ñu woo ko mu ñëw wax ak xale yi wax ci avenir xale yi kooku mooy Thione Seck kon nag Pape ñàkk nañ maa ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale réew mi di ko jaale doomam yàlla ko yàlla xaare àjjana. jërëjëf docteur ñu ngi lay gërëm bu baax professeur Massamba Gueye doon kilifa ci aada ak cosaan waaye ñu ràññee ko lool ci réew mi coon yàgg liggéey di ko yónnee comme ni ko kilifa yu bëri di defee fii ci réew mi ba ci télévision Futur Média lu ñu mënti liggéey dinañ ko yónnee ne ko validel xoolal noonee la coon ànde woon ak moom moo taxoon mënul woon ñàkk ci témoignage yi tey ci hommage bi nga xam ne ni ñoo ngi koy rendre kii di Thione Ballago Seck ñu àggali ak yeneen i témoignage ñu ngi may xamal ni dépouille bi néew baa ngi doog a jóge ko fi nga xam ne ni moo di hôpital Fann mu nga jëm ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen ca sëkk yu Yoof Thione Ballago Seck mi ngi xëy dégg génnuk àddinaam sunu équipe yaa ngi ñu xamal ni ñu ngi koy jagaajale ni fi nga xamee ni fa la nu ko war a denc di cimetière bu Yoof
noonee la ñu ko waxee ñu baaxee leen ko donc dépouille bi mu ngi doog di quitter fi nga xamee ni moo di hôpital bu Fann jëm fi nga xamee ni moo di cimetière bu Yoff ñu ngi wàcc woon leen image yooyu le ak sunu équipe yi nga xamee ni ca subaak léegi ñu ngi ñu toppal loolee nga xamee ni moo ñu dal ñun fii Sénégal di génnuk àddina ki nga xamee ni moo di Thione Ballago Seck artistes yaa ngi réagir El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi ci ligne bi ak ki nga xamee ni moo di Alioune Mbaye Nder ñu ngi lay nuyu Alioune Sénégal ñàkk na waaye yow it ñàkk nga Alioune Mbaye Nder allo voilà Alioune Mbaye Nder moo nekk ci ligne bi ñu déglu témoignage am Alioune ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la massawu ci ñàkk gi Sénégal ñàkk tey waaye yow it am nga perte. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Alaaji Garmi. Mamadou Mbaye Garmi. jërëjëf donc maa ngi leen di nuyu vraiment di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne que aussi. ñu ñëpp dañoo yeewu ak métti tey xam nga. vraiment adduna bi yëpp tey jii ku dégg nouvelle bi xam nga yaa xam Sénégal nga wala doo Sénégal yaa xam jullit nga wala doo jullit waaye ku ma sa am dégg baatu Thione Seck mooy nga déglu ko rek tey jii angol la naqari waaye nag yàlla moom suñu borom moom moo ñu sàkk vraiment te moom moo ñu moom donc ni ko neex lay def kenn mënu ci dara li ñuy def rek mooy ñaanal ko yàlla suñu borom man moom sama semaine bi dafa xaw a métti ci man parce que bëkki démb laa suul sama mag bu jigéen bu ma bokkal ndey ak baay ca Tivaouane tey jii may yeewu ñu tàggama sama mag Thione Seck mu nekk lu diis ci man waaye Sénégal yëpp a ñàkk maa ngi leen koy jaale di ko jaale njabootam yëpp vraiment di ko jaale surtout le monde de la culture. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Alioune Mbaye Nder ci témoignage yooyu la nga xam ne ni def nga ko jëmale ko ci sa mag Thione Ballago Seck ñu lay masawu itam ci dëj bi nga njëkk am yaa ngi koy wax léegi ca Tivaouane tey nga xëy ñu wax la ni Thione Ballago Seck. génn na àddina donc témoignage yi la ñuy wéyal El Hadj Mbaye Garmi tey daal ma wax li ma waxoon sànq rek kenn mënul gëm ni Thione Seck génn na àddina kenn mënu ko gëm xam nga y a des gens je le répète on ne les associe pas à la mort ay nit yu mel ni Déguène Chimère ay nit yu mel ni Thione Seck ay nit yu mel ni Marianne Siva doo leen voilà on ne les associe pas à la mort moo tax seenu dee day bette ba nga xamee ni doo xam sax loo ciy wax finalement. xam nga Baye Cheikh maa ngi ndokkeel Alioune Mbaye Nder bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di la wax ne Baye Cheikh xam naa ni moom de gëmoon na ko moom. seen interview rek laa dégg te interview ci ngay jàngati nit ci lu baree bari. muy tàbbi di wax ne daal fii daal kenn dëkku fi. saxuñu fi. xanaa jëf fi dara rek war nga liggéey ba yaakaar ne doo fi jóge waaye nag saa yooyu dem war nga ko sóoraale parce que loo xamul xamoo kañ la xamoo nan lay ñëwee xamoo nan lay dikkee xamoo lu muy indi te way na ko ba tàyyi dafa jar way a na bàyyi yàlla way dee wallaay Thione dëj sax way na ko non ci lu wér ci lu way na dee way na dëj ci lu wér Baye Cheikh moo tax te tamit gis naa ci moom benn jikko ku mu digaaleel te soxla la ci dara dalay dal di woo directement parce que daf ko diggaale ak yow keroog ba moo woy Aby Ndour Amadou Mbaye Garmi bëgg naa nga ñëw génneel ma ci quelques maam keroog maa ñëw ci këram jox ko maam yi mu nekk loo xam ne lii Baye Cheikh lu am solo la moom la professeur Massamba ngay déggal léegi lu muy liggéey dina la soxlaa dalay daal di ca am xam-xam waaw dalay daal di woo ci ak ne la daal lii daal gise naa ko nangam bëggee naa ko nangam keroog ba Bassirou ñaa génne àddina maa ngi koo jaalaat famille bi yëpp di ko jaal Mamadou ñaa Paris d'Or Bassirou da doon kenn ci moom ba mu déplacé ñëw Mamadou Mbaye Garmi nan lay def moom dafa fonk nitam dafa fonk tamit doomu aadama képp koo xam ne kii partagé te ànd ak moom ci cofeel ak mbëggeel dëgg-dëgg Thione dalay delloo boppam ba mu jeex tàkk tey daal ñàkk nañ daal ku mag Baye Cheikh xanaa rek nu yeesalaat sunu njaal ci Sami Thioune yeesal tam sunu njaal ci Papa Diouf ndax Pape Diouf ku nekk xam na ne dëgg-dëgg moom i tamit ci ndaanaan yu mag yi ci la bokk ñu ngi koy dégg mu léegi nekkoon muy tamit wax ku bëgg Thione ni mu bëggee président yi su noonu la bëggee Thione bëgg artistes yëpp moom tam di góorgóorlu xam naa tam boo ko xoolee tam nga xam ne am na lu dal ci moom moom tam ñu ko jaal bu baax a baax Baye Cheikh voilà ñu ngi jot ay yóbbante waaye dinañ jéem jokkoo ak képp ko xamee ni ràññee nañu la ci monde culture maa ngi gis Carlou D ak soxnaam ñaaña xam naa dinañu jokkoo
ak ñoom maa ngi seen itam Fallou Dieng ak yeneen i artistes yoo xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi xaar seen i témoignage ci ki nga xam ne ni moom la ñu xëy yeewook génnuk àddinaam muy Thione Ballago Seck 12 mars bii passé barki démb ci la ñu doon amal anniversaire am comme vidéo anniversaire dafa xew ñëpp defal ko vidéo mu kontaan lool waaye ci feebar bu gàtt rek mu génn àddina tey ña nga woon fi nga xam ne ni moo di hôpital Fann jot nañu fa dem ci levée du corps bi fekk fa sunu équipe ya fa nekkoon ci waxtu wi nag néew bi jëlee nañu ko l'hôpital bi di ko yóbbu fi nga xam ne ni moo di cimetière bu Yoff di ngeen mën a fekk sunu équipe yi foofu ñu mën leen won itam naka la mbir yi demee donc dañuy jokkoo waat ak yeneen i kilifa tey monde culture moo ñàkk Sénégal moo ñàkk njabootam nag li ma wax sànq rek laay waxaat ku ñëpp jooyal warta jooy wallaahi muy ajatu moom mi sekk suma jigéen ak nga xamante ni mooy Waly ak njabootu Thione Ballago Seck yëpp ajatu ki ne Diouf mu baax mi seen yaay ku ñëpp jooyal warta jooy donc tey Sénégal ñàkk na yéen ñàkk ngeen waaye Sénégal la ñàkk àddina moo ñàkk ñu àggali témoignage yi El Hadj Bay Garmi jokkoo ak sunu wayjur boo xamee ni moom it homme de culture bu mag la fu nu ko xalaatee rek ndeke moom it mu ñuy xalaat digganteem ak Thione Seck itam di lu yàgg di sunu baay Alioune Badara Bey papa ñu ngi lay nuyu Bey di la ziar ndokkeel la waaye massawu la ci kii dem tey muy perte bu mag pour monde culture fii ci Sénégal. waaw Pape Cheikh maa ngi leen di nuyu leen fay bu baax yàq Garmi ni nga ko waxee bés bi bés bu metti la ci communauté sénégalaise surtout communauté artistique maintenant au-delà sax communauté artistique bu Sénégal communauté africaine bi yëpp ndaxte Thione li mu indi ci Afrique dafa nekk li nga xam ne mooy resté mooy la création xam nga création bu dëgër dafay résister au temps Thione yàgg naa ko xam maa ngi koy xam ci dans les années 69 70 muy ñëw Colobane di ànd ak ñoom Bilal ak Doudou Seck ak yooyu ci ay kasak donc ma suivre ko nag ci fi mu jaar yëpp Baobab Ramdan ak yëpp mu am ay fait yi nga xam ne du ma ko fàtte ak moom dafa temps yi may diriger festival mondial des arts nègres am na un temps bu xawoon bañ d'accord ak kii ba ni dafay du participer sax daa bëri woon principe président woo ma ni ma gisal Thione convoqué ministre bi ngeen daje ma woo ko Thione mu ni ma grand bu du woon yow du ma ñëw mais yow dafa am fu wala teg nitu principe la woon di fekk ma ni ko teeru bi ma woo ma Bousso Leye qui était ministre de la culture Serigne Modou Bousso Leye ñu daje ma ni ko fii mënuñu def festival mondial des arts nègres te sa baat dugg ci mu wax na comme ni ma ko xamee li ko naqadi yëpp mu wax ko de waa ministre bi nitu dëgg ni ko lii mooma nag lii ak lii ministre ni ko loolu nga wax yëpp d'accord naa ci dinaa la ci fekk ci suma président digal na ma ko te xam naa ni yow cër bi la yàlla jox ci Sénégal boo cër la boo mérité donc dinaa d'accord nañu ci loolu man lépp lu ma mos def muy kii bu mag daf ma ci daan fekk si ñëw teeru na fekk si na bi may lancé suma 30 ans de théâtre à la marine sénégalaise ñëw na keroog mook ndem si yàlla si Lamine ñoo dem mës naa dem ak moom ndeysaan Paris parce que dafa am lu ñu boole ñu daje ci benn cinéma bu tudd Mogador affaire bi jaaxal ma bi cinéma bi tasee film bi tas ma yëg ku ma fëgg ma gestu muy Thione mu ni ma ni ko waaw Thione loolu mu ni ma grand dama la mës dégg nga wax ni seetaan na benn film Saké la lampe d'Aladin 25 fois benn film indu mu ni ma xam ni Mogador bi film indu rek lay dawal mu ñëw fii yàlla tax ñu daje fi parce que Thione dafa way lépp société sénégalaise yëpp la way moom la professeur wax léegi mu am ci benn way bu ma mës a marqué mooy bi muy wax ni nit koo ni doo dara mu mer lu mu yàgg-yàgg suufa lay mujj way boobu dafa nekk way bu ancré suñu ko toujours ma dégg
Mbaye Garmi mu yeetal ni ci loolu ci àddina mais Thione nekkoon ni nga xam ni vraiment artiste la d'une dimension exceptionnelle. Ah oui. li may ñaan rek mooy projet boobu mu am projet parce que projet fédérateur la nga xam ni Afrique yépp la ci boole ñu jàppale ko ci nguur gi jàppale ko ci bu baax ba jàppale ci famille yëpp pour famille bi mën ko taxawal man nag am naa espoir bu baax ndaxte image yi ma gis foofu muy de les 5 majeurs yi nga xam ni moom moo ci wàññeeku ñoom ñëpp ñu ànd ci projet am ak yooyu ma xam ni aussi xale bu mel ni Wally Seck di doomam porte l'héritage te Thione si boppam mës na wax grand mës naa lire sa benn œuvre nga wax waa ji ni ko il faut porter les frontières du père plus loin mu ni ma donc loolu dama ko retenir moom yaakaar bu baax ci doomam di leen ñaanal di ko ñaanal vraiment fa mu jëm yàlla jox ko fa place bu kawe ci àjjana bi gën a kawe papa loolu laa amoon li may wax di ko témoigner di leen gërëm yéen ñi am initiative bi di gërëm bu baax Youssou Ndour bi jël aussi télévision mettre ko à la disposition c'est normal de c'est cet normal événement c'est un grand monsieur c'est normal vraiment nit ku baax c'est la normal li mu def tey ça l'honore ñu fekkee les ñeneen ñi aussi vraiment ñoom Baaba Maal ñoom ñëpp ñëw vraiment maa ngi leen di gërëm di leen féliciter jërëjëf Bey ñu ngi lay gërëm bu baax sunu wayjur boobu El Hadj Alioune Badara Bey ci témoignage yoo xamante ni def na ko ci Thione Ballago Seck nettali ñu itam histoire am ak Thione Seck surtout keroog bi ñuy tase ci cinéma boobule loolu laa ci retenir dafay confirmer encore passion bi nga xamee ni ñun ñi miin yëfi Thione xam nañu ko ci moom ni Thione dafa yàgg bëgg culture hindu rawatina musique am yenn saa yi nga déglu ay œuvre Thione Ballago Seck boo gëstoo bu baax musique gu hindu di nga ci gis ab woy bu méngoo ak la Thione Seck woy comme quoi dafa yàgg di inspiré woo ci culture hindu donc loolee man mi mënees naa ko dëggal ci ay kaddu yu jógee ci El Hadj Alioune Badara Bey sunu baay boobu la nga xam ne ni ñu ngi ñaan moom it sunu borom dëgëral ko donc wax na lu am solo ci digganteem ak Thione Seck. Baye Cheikh dafay bàyyi bu yàlla baaxal. Alioune Badara Bey. am na cër yoo xam ne yii bu la ko yàlla joxee ci réew. te nga comprendre ko ci yiw ak baax da ngay mel ni Alioune Badara Bey bu baax nii génn léegi. xam nga léeg-léeg wax na ne bi Thione Seck nangu wala jouer ci festival des arts. nekk moom moo dem waxtaan ak moom. parce que Thione Seck nitu principe la mës a nekk. waaw cër boobu nag. bu ko yàlla defee ci yow. mooy koo jàkkaarloo dalay rus. ba loo ko ñaan mu may la ko. kon moom itam ñu ko koo jaalaat bu baax a baax. ndax moom itamit ci ñi servir réew mi. Alioune Badara def ci bopp. wallaahi waaye Baye Cheikh. xanaa rek di la wax ne waa France petit papa. mu baax mi ak nuuru. ñoom itam ñu ngi jox seen njaal bu baax a baax. ak nag famille Age Abdoulaye Naar. mu jógee nag ci ajatu Yaasin Njaga mu baax mi. nee na daal mi ngi jaal askan wi yépp ndax ñoom Thione seen maga nag. waaw ndax moom dafa roy lool. ku mel ni lay bu dafa roy lool ku mel ni góor a mbaay bu Thiès dafa royoon lool ku mel ni Pape Diossi dafa royoon tam ku mel ni ki nga xam ne kii mooy Mangone Ndiaye ñooñu dañoo gimmee woon ak moom mu am lu mu daan jël ci ñoom kon ñoom itam ñu ngi koo jaal famille yooyu yépp di wax ne daal dëgg-dëgg ñàkk nañu daal un grand monsieur koo xam ne kii li nga ne ko am principe la ndax nag Baye Cheikh nit nag dafay bañ nag léegi oui nitu principe la woon bañ dafa am defe naa jikkoom ci nitu principe moo doon indi souvent ay polémique ci dëkk bi waaye xam nga loolu itam mënul ñàkk mais mënul ñàkk xam nga baay bi nag moo ko yar te bu la sa bàyyee yaree te mayu la dara da ngay defee ne yow tam waroo maye dara te mag ñooñu dañoo jël seen doom teg leen ci raay suñu wàccee bañ ñu ba jaaral ñoom foo xam ne war ñoo jaaral moom waaw te Baye Cheikh Seck nag dafa wexoon nag macha allah dafa wexoon tàng jër te moo ko yar nag wallaahi xam naa jikko yooyu moom la jël ci moom Baye Cheikh macha allah mu ngoog ñu àggali li docteur Massamba Gueye wax rek mooy dëgg notre vie est éphémère àdduna du dara ku yebu rek xoolaat taxawaay yi
defaraat toogaay yi ci ñun ñëpp nag muy man El Hadj Man Mbaye Garmi yéen ñii seetaan ndax tey defe naa Sénégal yëpp am mbetteel ci génnuk àddina Thione Ballago Seck dinañu leen won ab chronique boo xamante ni Ibou Diouf réalisé nañu ko dinañ leen ko tegal fileeg ay minutes mu ngi ñëwaat ci li ñu war a retenir ci dimension artistique et humaine bu Thione Ballago Seck donc dinañ leen ko tegal léegi nii dinañu fekk itam sunu équipe yi nga xamee ni ñoo ànd ak Thione ak njabootam di ko gunge fa Yoff ndax ci waxtu wi ñu ngi ci yoon bi ba tey jóge fi nga xamee ni moo di l'hôpital ba mu faatoo di ko yóbbu ca cimetière yu Yoff fa la ñu koy denc moom Thione Ballago Seck bu nu àggalee témoignage yi dañuy jokkoo ak beneen artiste di Fallou Dieng Fallou ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi wax léegi sa yóbbante pourtant ni ñàkk nga ndax ca subaak léegi yaa ngi naqarlu tiis wi dal Sénégal yëpp tey dal leen surtout yéen artistes yi Fallou Dieng ñu ngi lay nuyu. waaw Pape maa ngi lay nuyu bu baax ak di nuyu El Hadj Amadou Mbaye Garmi. jëng di nuyu Youssou Ndour sunu mag di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp àdduna bi seetaan yëpp tey nag dañoo xëy naqar. li tax ñu xëy naqar mooy ci fi jógee dimension am ak dayoom ci li nga xamante ni defal na ko Sénégal defal ko àdduna muy Thione Ballago Seck mi nga xamante ni ñun mën nañ jàpp ni sunu mag la parce que bu ñu nekkee xale toll ci buntu àddina émission yi mag yi ñu doon def ku ci nekk ki nga yaakaar ak ki la jiitu ci mbar mi rek néegu lëndëm moo lay wan fi koy toogee ñun biñ ci tolloo biñ ko tàllee loxo daf à chaque fois bu ñu amee événement day ñëw taxaw jëmmal ko magal ñu jàppale ñu encouragé ñu loolu defal na ma ko ba tàyyi moom Thione Seck. wallaahi tey mu doon un monument boo xam ne tey damay wax ni c'est une grande perte pour la musique sénégalaise. tey képp koo xam ni nawlem nga ci musique bi jox na la sa cër. ñi nga xam ne ñoo sës si ñoom di seen ay rakk. jox nañu suñu cër ba mu mat. ndax événement yu mag yi mu daan def yu nekk daf ma ci daan boole man Fallou. donc mu doon koo xamante ni wax dëgg yàlla. ku ko naw ci dëggoom nga ko nawee. ku ko naw. nitu principe la woon ku ko nawee. ku ko naw aussi tamit da nga xam ni ci ay paroles yi nga xamante ni damay wax ne sax dem na waaye demul parce que damay wax ni yàlla dafa ne képp koo xamante ni da ngay way mbooloo di la déglu mursal nga si ñi ngay waxal yàlla si njëriñu àddina nekk njëriñu àllaaxira nekk te Thione wàccoo na ak peuple sénégalais bi tey ci ay paroles doon na exemple type de toute une génération ci ay paroles am ñëpp naw ko ci ndax way mooy loo xamante ni mën nga fay jóge de mais way dafay des. kul yàlla rawatina nag muy wayu dëgg. wayu dëgg moom da nga ko fiy bàyyi mu doon alxuraan. loo xamante ni tey njëriñu askan nu lëmb lay nekk. Thione tey vraiment wàccoo na ak peuple sénégalais bi wàccoo na ak ñëpp. tey du ñu def lu ñaanal ko yàlla. waaw nañ ko ñaanal. ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin yàlla na ko yàlla xare àjjana firdaws. allahumma amiin. di ko maa ngi profité di jaale toute la famille Seck. li ko commencé ci Mapenda. Mor Dior. Waly. Ousmane. Ousmane Seck. Kéba. Kéba Seck. Assane. sa famille. ak tous ses fans. ñu ko bëgg ñëpp ci àdduna bi. maa ngi leen di jaale man Fallou di ko ñaanal. ci jóge bii nga xam ne jóge na ko fi. mu doon loo xamante ni tey àdduna bi yëpp la frappé. ñu ngi koy ñaan yàlla ko yàlla xare àjjana. allahumma amiin. yàlla ko yonent bi teeru. allahumma yàlla ko mi mu bëggoon teeru. allahumma amiin. waaw barki démb rek Kazu Rajab ba ñu jógee Ameth Thiou maa ngi ko koy jaale. ci barki sëñ Fall. waaw Ameth Thiou barki démb bi ñuy toog muy woo Thione Seck sama kanam la. wallaahi passé ñu julli jumaa ba pare. wallaahi. ma Thione naan ko du dara tane naa suba incha allah dinaa génn. loolu barki démb rek ñu ko vraiment affaire bi bett nañu daal. bett nañu waaye yàlla na ko yàlla yërëm waaye Pape. allahumma amiin. jërëjëf Fallou Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi xaarandi itam yeneen i artistes yoo xamante ni ci subaak léegi ñu ngi am mbetteel te bëgg lool fésal seenuk njaal jëmale ko ci njabootuk Thione Seck ak sénégalais yëpp ndax lii perte la pour dëkk bi yëpp Sénégal nag ñàkk na tey Thione Ballago Seck maître la ci art maître la ci wàllu parole baat boobu
boobu kenn dootu ko naatable ne Thione Seck c'était un parolier maître la ci li mu nekkoon donc képp koo xamante ni yaa ngi yóbbante njaal wala di massawu ñu ngi lay gërëm di xalaat Ajaratu Soda Bousso moom ñu ngi koy ñaanal wér fa mu toog xam naa ni bëggoon na témoigner waaye mu ngi massawu Sénégal yëpp waaye ñu nit ñu ngi koy jàll ñu ngi ko koy jàll ndax Thione Seck xaritam la woon papaam la woon toujours dañuy gis image yooyu la nga xamee ni Ajaratu Soda Bousso defoon na ko ak Thione Ballago Seck ci scène bu spectacle bu amoon ci dëkk bu ñu naan Paris Soda nekk doomam nekkoon jarbaatam nekkoon xaritam itam donc Ajaratu Soda Bousso ñu ngi ko koy jaal waaye moom it mu ngi koy jaal sénégalais yëpp ndax léegi la ñu yónnee li nga xam ne ni mooy njaalam moom Ajaratu Soda Bousso ñu ngi jot itam njaal bu jógee ci honorable député Ajaratu Mame Diarra Fam moom sunu yaay la sunu soppe la nee na démb rek mu ngi doon waxtaane ay soirée Thione Seck ak na mu daan àndee ak Thione Seck donc honorable député Mame Diarra Fam di suma yaay di suma xarit moom it mu ngi jébbal njaalam jëmale ko ci njabootu Thione Ballago Seck waaye jëmale ko ci Sénégal yëpp moom it ñu ngi koy massawu ndax tey Sénégal yëpp ñàkk di xalaat ki nga xam ne ni mooy Marème Ndiaye Gawlo bu jabaay ci dëkk bu ñu naan France fi mu toll tembe sénégalais yi nekk bitim réew yëpp xam naa ne bu ñu mënoon a ñëw waaye sant ku ne fa nga ne na nga ko ñaanal ndax defe naa Thione wàccoon na ak ñun li ma ne sànq am na ay kilifa yu nekk ci réew mi ci wàllu aar wala ci domaine bu mu mënti nekk dañoo wàccoo ak ñun donc ñun li ñu leen desel rek mooy bu lii amee ñu ànd ak ñoom ci ay ñaan ñu ngi koy massawu kon moom mi nga xamante ni moo di Mariem di xalaat itam Ajaratu Bougouma Sarr nag nekk ci njaboot gi moom it bi mu yëgee génnuk àddina Thione Ballago Seck am na ci mbetteel Bougouma Sarr ca Paris ñu ngi koy xalaat ñu ngi ñëw itam ci yeneen i njaal El Hadj Mbaye Garmi ci ligne bi ñu ngi fii ak Ngone Ndour moom bu weesoo jigéenu Youssou Ndour Ngone homme de culture la kon tey ca la nga jiite ak ca la nga ne yéen a am perte ñu nuyu la Ngone ziar la waaye massawu la ndax yéen ñi nekk ci wàllu aada ak cosaan yéen a ñàkk tey Ngone ñu ngi lay nuyu di la ziar. Bilaay Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu di la sargal yow ak Mamadou Mbaye Garmi tey moom nouvelle bu naxadi moom la mu xëyee tey ndaxte Thione ñun ñëpp ñoo ko bokk àdduna bi yëpp ñoo ko bokk de par son talent de par ses paroles c'est-à-dire ses mélodies Thione amul lu mu wayul Thione am ay wayam yeete dong la wallaahi wax na ko man je me rappelle très 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 bien bi ma gënee nekk xale ñu nekkoon foofu RFM nekk tey jii mu nekkoon Médina fa la Médina fa nu dëkkoon dañu fa créé woon benn genre orchestre bu ndaw boo xam ne man maa doon lead vocal bi et que c'était à travers les chansons de Thione Seck que bi nga xam ne ni que ne amul benn parole bu ma ci man maa ko nekkoon ci kanam daan ko interprété mooy ces chansons traditionnelles donc tey nag ñu am naqar bu rëy ci perte bi vraiment tey moom man dama j'étais déboussolée comme maa ngi kenn mënul gëm ni Thione dem na billaahi maa ngi lay dégg sànq nga koy wax ci Adja déggeen chimère ak ñeneen ñi dafa am yoo xam ne yàlla na nu yàlla suñu borom jéggal ci kàddu yi mais da nga ko dul dendale mu nekk loo xam ne ni que ne ñun daf ñu abaat mais ñu ngi koy ñaanal suñu borom jéggal ko bépp bàkkaaram xare ko aljana firdawsi et également ki nga xam ne ni que ne daf ko soppoon muy sang bu tedd bi teeru ko vraiment ces œuvres vont demeurer également parce que artiste la way na fi lu nekk te œuvre moom kenn mënu ko suul œuvre comme mënu ko suul dafay exister pour toujours am nañu ne naqar bu metti tey jii vraiment ñu ngi koy jàll sunu jarbaat waal yi jaale ko famille bi yëpp ñoom Bougane
ñoom moomi xale yëpp ñu ngi leen koy jaale ko suma mag Mapenda Seck ñoom Assane Ndiaye ñoom ñëpp ku lim da ngay juum tey ñëpp am lu leen naqari ñëpp am lu leen naqari ñëpp am mbetteel ndax àdduna du dara dara wallaay sa ay jëf rek lan la fiy waxal dëgg yàlla def fi loo xam ne ni que ni nit ñi dañ koy xeebe vraiment nit bu am fulla nit bu am fayda bu nit bu xam ne ni que ni nitu dëgg la aussi vraiment ñu ngi koy jàll am nañ tey daal lu nu naqari daal am nañ lu naqari yàlla na fi yem amiin jërëjëf Ngoné la koy jaale yow tamit jërëjëf Ngoné yow it ñu ngi la koy jaale bu baax ndax yéen a bokk nag bu weesoo sax homme de culture bi mu nekkoon yow it nga bokk ci culture fii ci Sénégal di ci liggéey bu am solo da ngeen bokk yéen a bokk Thione Ngoné la bokkal ñoo bokk benn maam ñoo bokk benn deret donc tey defe naa mbetteel bi ala kulli àll da koy am ndax mbokk la Baye Cheikh xam nga dañoo am jigéen ju baax ju naan Seynabou Ndour dañu koo dénk Mapenda su fekkoon ne dëgg taxandeer am na ca kon ñaari kër yi benn kër rek lay nekk ba ci ay maam sax ñoo ko bokk loolu moo lay wan ne mbokk deret dafa fort waaye ki génn léegi di Adja Ngoné ci jom ji ak fayda ji ak nangoo liggéey ak bëgg réewam moom tamit il faut ñu delloo ko njaal mi ki nga xam ne moom la wàññi kole muy càmmeñam loolu di Thione Seck ndax moom i tamit Baye Cheikh kenn mënu tudd jigéen ñu baax ñi nekk ci réew mi te doo ko ci boole vraiment ci bi jëf jotee jëf na waaye dafa am ñaari cër yu am Baye Cheikh ki war a doon ak fi mu war a jeexe yàlla rek ko xam bi famille bi gimmee dañu yaakaar ne dëgg ndaanaan li Mor Dior Seck lay doon moo koy jiite waaye ndekete yàlla dogal ne Thione Seck la moo tax mu accompagner xale yépp ku ci nekk tubaarkàlla mu teg la ci place ba nga gëm tey sa bopp ku mel ne Assane Ndiaye ku mel ne dëgg Mapenda ak Ousmane ak seen rakk yu baax yooyu loolu moo lay wan ne flambeau bi moom la yàlla joxoon cër bi ni cër boobu ci loxoom la koy teg mu fexe ba xale yi nekk lii nu nekk waaye bi mu namee mu jeex itam moom la ne moom rek moom la neex kon daal dañ ciy sant yàlla wax ne daal dëgg ñu ngi cee doxal nag njaalu ñépp jaal ko nag tamit bu baax a baax ki nga xam ne kile moom mooy Assane Ndiaye bu baax bi ñu ko koy jaal nag wax dëgg yàlla parce que moom tamit ci ñuy ñàkk ci la bokk ndax ku ne xam ne seen ñaari ndey yi ñoo bokk ndey ak baay ñaari nogoy la rek waaw ñaari nogoy yi nogoy jur Thione nogoy jur Assane loolu moo lay wan ne àddina amul solo ci Thione li mu woon tëje rek moo am solo àdduna gaa yi nañuy seet wax yi ak jëf yi ndax yooyu du fi jóg déedéet kon nañ koy couleur di ko rafetal ndax lépp ci lii rek lay mujj bu rafetee ci nii lay mujj bu nelee neen tam ci nii rek lay mujj Baye Cheikh mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax Ngoné Ndour ci loolee nga xam ne ni def na ko ci témoignage jagleel ko Thione Seck mi ñu xëy ñàkk tey kenn mënul gëm ni Thione Seck génn na àddina ndokkeel tamit Baye Cheikh Fallou Dieng borom xol bu rafet Fallou waaw ci woote bi léegi waaw bëgg lu baax la ku fonk doomu aadama la ku mën a joxe cër la xam naa ne daal dëgg-dëgg li mu ne taalibe Fallou la dëgg la ci moom ci biir xol bi la nekk moom tam ñu ngi koy jox tam suñu njaal bu baax a baax Baye Cheikh macha allah ñu dégluwaat beneen ndaanaan ci téléphone bi ndax témoignage yaa ngi jóge fu ne ci ki nga xamante ni mu ngi génn àddina tey jii ci suba 14 mars 2021 mu ngi gane si woon àddina comme nii ci weeru mars bi tombé woon ak 12 mars exactement 1955 ñaari fan après anniversaire am mu génn àddina amoon lu toll ci 66 ans 66 nag chiffre la boo xamee ni sànq ba tey maa ngi koy wax duma ci sori borom xam-xam yi jàngal ñu ci ay mbir yu kéemaane sax loolee symbole la bëri na ci ay wàlliw ci ay góor yàlla yoo xam ne ni bi ñu demee ba am 66 ans ci la ñu làqu donc du hasard selon liñ ci xam ak lañ ñu ci jàngal di ay ngëneel que moom 66 ans yi mu am mu dem donc nit doo ko xam xëj na bu demee sax ci ngay jéem a defaat méngale yi ba comprendre yenn yi ndax Thione loo wax mu ne yàlla loo wax mu ne dee loo wax mu ne muñ lépp loo xamante ni soxal nañu ci wàllu société moom jot na ko way li mu daa wax nag ba léegi dañ ciy jël exemple way day digle wala mu yeete lu mu ci doonul rek nekkatul ay way ay naxaate la bu ngeen fàttali ko Thione way na ko ba dem donc ñun sañ nañoo wax tey ni Thione daan nañu woyal te mosuñoo nax ndaxte parolier la woon et que
ay parolam kenn dootu ko fàtte ñu nekk ci ligne bi ak ki nga xamante ni mooy Adjaratou Khar Mbaye Madiaga di suñu yaay di sa xarit di itam sa soppe dee nag bu diiree jam damay dégg mag ñi di ko wax Adjaratou Khar Mbaye Madiaga hélas moom la ñuy jokkoo léegi nii bu ko defee mu jébbal ñu témoignage am ci génnuk àdduna Thione Ballago Seck yaay booy ñu ngi lay nuyu di la ziar te jëla masawu mbay maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masawu di leen jaale waaye Garmi ku juddu dee na ku juddu Garmi fara marine pire dee na Garmi sama sang dem na lu ma déggee ngeen ne lu ma woy ci yoon la ko teg lu ma woy ci yoon la ko war a teg ndax jóg dëgg bàyyi maamam dara ko ñu ngi ko reyee diggante da ko ñu ko weyloo bu bañ muy sant bu baax lu xam réew mi te doxaloon réew mi ci fulla bëgg bokkam teg ay nawleem ay nawle bëgg njabootam xam ku bu bokkal barki dem rek la dugg def jaay la dugg dem maarin waaye li barki dem rek la dugg dem maarin ku bëggul seen ko doo ko def mu boole ko nag ak lu dimbali man na dimbali bokkam loolu maa gaa si mi si gi ak a yaru mën a def lu baax ak a jub da bañ a xaar ma ne ko naa mu ne ma as gor day jub ma ne ko tax mbër mu ne ma boo bañee loo wax bañ koo waxaa baa nga yëguma ko woon baa nga tëyu ma ko woon da ngay nit ba xam li ngay wax lan la adi asin may si bi yal na ko yàlla xaraaj jëpp amiin allahumma amiin yal na ko rasul lay teeru amiin maa ngi koy jaale xale yi di ko teg ci loxol ma pet la mu jaalal ma sama sàmm yëpp Garmi maa ngi leen di jaal di leen ñaanal yàlla yéen yal na ngeen si yàgg ndax ngeen def amiin mbay amiin bay amiin mbay ngeen def lu baax ba jóge fi ngeen di ko fàttali fàttali ko ay bokkam dara ayu ci man nag Mouri Fall ba jóg alsaan bi ko waaw man Mouri Fall fekk moo ko jur alsaan ko jur Mouri Fatim Saati ko jur bokk Modou Fatim Saati daala tam ko jur Mouri sama yaay bu teg dëgg mbaa yaay ket na pax la laa jox laay ak la ak mbuuba ak mbay bu ndaw te ca dëgg mbay ba def ko ba daari Mor Joor ak Coon ak Maxa ak Faatma sama sag dem na sa sang dem na kay wala maa ngi Kajoor ak Bawal yal na ko yàlla rajal yal na ko noonu ci bi teew amiin amiin maa ngi koy ñaanal di ñaanal jabaram yàlla bii ba yàlla ko génne jàmm demul dugg amiin déedéet demul dugg lu dul mu teral dafa teeb nu lu baax bëgg nu bëgg bokki coon waaye di sama doon du at jotee bàyyi na ko dama jox sa bàjjen xar ñu ndir ma xar fii ci kër gi mooy ñëwal boppam baa bu yebal ko jegee na ko dama jox sama bàjjen xar mu di ma jox sama xarit tëbës dañ ko tëbës ki kon fekk lu bàyyam am ak lu bàyyam yoroon ak tur lu bàyyam yoroon yàlla na ko yor te bu ànd ak jàmm allahumma amiin lu bàyyam jëgg yàlla na dégg borom amiin maa ngi lay ñaanal mbay di la sant de sant sama xarit boobu nga dee dal amiin may seen yaay yal na leen yàlla may jàmm amiin jërëjëf jërëjëf may kontaan na jërëjëf Adjaratou Khar Mbaye Madiaga ci témoignage yi El Hadj Baye Cheikh kii moom day ndey ju yàlla baaxal boo xam ne bilee ndaanaan yi nekk ci réew mi ñi nga maa dégg ku ci nekk am na lu mu jëflanteeg yow ba sa ndaanaan taxaw sa ndaanaan dëgër wax na bi lay Thione Seck mooy Faramareen waaye Faramareen pire bi tubaarkàlla moo génn léegi ndax Mouri mi ko jur ak Alsaan mi ko jur waaye moom mu doon ndaanaan ba pare nag baax Baye Cheikh ndaanaan xolam dafay set ba pare mu am ouverture te loolu moo dal suñu yaay ji génn moom tam ñu ngi koy jaal bu baax Adjaratou Khar ñu ngi koy jaal bu baax ki nga xam ne kii mooy Thione Seck bu baax a baax waaye daal xam naa tamit ci njaalam ci loolu njaale tamit famille artistique yépp ku mel ni Kiné Lam ak ñi nga xam ne tubaarkàlla ñoo nekk ci ñoom ñëpp ñoom Ndey Mbay ñoom Ndey Faatu Njaay ñoom ñëpp daal ku ci nekk xam naa ne waaw ku ci nekk bëgg na dugg xam naa Adjaratou Kiné Lam pour mën a joxe seen njaal ki nga xam ne kii xam naa ne ñoom parce que ñoom bu ñu déggee ndaanaan bi dem seen fit day dem Baye Cheikh koo leen xool woo leen gisee xam ne kenn nekkatu ci seen xol yi sori na seen xol yi sori na ñëpp waaye nag dee moo mel noonu Baye Cheikh waaw bu diiree rek ci mbettee rek lay ñëw
dee ci mbetteel rek lay ñëw. waaw yàlla ñu fekk ci lu baax mais ci mbetteel rek lay ñëw. amiin 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 wallaay mu ngoog 3 heures daanaka mooy doog a jot 15h02 exactement fàttaliwaat leen ni ñu ngi waaj a àgg fi nga xam ne ni moo di cimetière bu Yoff fa la ñu koy denc tey moom Thione Ballago Seck mi génn àddina naqar ak tiis la réew mi yëpp yeewoo témoignage yaa ngi jógee fu ne ku ne bëgg a jébbal njaalam jaarale ko ci télévision Futurs Médias tey ñu fas yéene nekk ci seeni wet ngir massawu leen ngeen gën dëgër li ma waxoon njabootam ñu waxaat leen ko nii ku ñëpp jooyal warta jooy Adjot Kiné Diouf mi uuf xale yi ba Thione woy ko sëyal ko sëy bu rafet lool ba kuy sëy sax exemple lañu lay jël ci jaagaak Thione ñu ngi koy massawu di ko xalaat fa mu nekk yàlla na ko dëddoog jàmm ñu xaarandi yeneen i témoignage ci téléphone yi ak sunu équipe yi nga xamante ni ñoo nekk un peu partout ci diggante maison mortuaire bi ak fi nga xamee ni fa la ñu koy denc ca Yoff ginnaaw ba ñu demee ca l'hôpital ba doon amalee levée du corps bi sànq fekkoon fa Sidaat Thioune ak sunu équipe yi gis ngeen noonu ne Thione Ballago Seck daanaka ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen ñu ngi koy waaj a jébbal boroomam foofee ca cimetière yu Yoff fa lay tëdd moom Thione Ballago Seck nag juddu comme bërki démb 12 mars 1955 génn àddina tey jii ci tawat gàtt rek tombé ak 14 mars 2021 daanaka at yi mat na sëkk li ci toftalu xam naa ni yëfi sunu borom la waaye mu ngi amoon exactement at yu toll ci 66 ans tey nag bi mu génnee àddina Sénégal yëpp am mbetteel àddina wërngal képp di ko jooy ñun nag war na noo jooy ndax Thione sunu Thione la woon waxtaan bi mujj bi mu séqoon ak ñun sànq rek won nañ leen ci extrait xam naa daañ ko ñëw tegal leen ko ca kanam ci nu mu gën a yaatoo mooy dernière interview boo xamee ni Thione Seck defoon na ko ak télévision Futurs Médias diggoon na ma seet si mais malheureusement antuwul loolu mooy firnde ni yàlla moom mooy dogal jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mais Baye Cheikh wax naa ak yow Baye Cheikh xam nga ci wax bi mi ngi naan la yonent bi 63 ans rek lu dund. waaw kon lu ci waay teg rek bénéfice la. ne man Thione Seck ci bonus laa toll. ndax am naa 66 ans. wallaay wax na ko. wax na ko yow Baye Cheikh. wax na ko addinaa ngi noonu. moo tax yenn saa yi nit dem. nga ñëwaat ci ay kàddoom. wala ci taxawaayam. sax dafay mel ni comme si dafa doon tàggoo. billaay ku baax ku dem rek ñu ne kii dafa mel ni xamoon nañu dafay dund. xam nga mel ni ku doon tàggoo. Baye Cheikh dund yi ak dee yi dañuy waxtaan saa su ne. dëgg la de. parce que nee nañu di nga génn àddina lu mat dëgg-dëgg ñeent fukki guddi. te doo dem di wax ak nit ñi. moo tax dundi ak dee dañuy waxtaan. moo tax seen waxtaan woowu boo ko jàngatee. da lay wan ni kii. même bu ko xamul. ci baatin. am na loo xam ne li yàlla namoon na ko ci moom. moo tax sant yàlla rek moo war jàmm. wallaahi mais nag mbooloo mi teew nañu nag Baye Cheikh. waaw kay lii moo lay won ne. baax dem dëgg la. mais dee bàyyi ku baax am na njariñ. bàyyi tamit koo xam ne kii tubaarkàlla day saafonte ak doomu aadama yi am na njariñ. waaye tey ku teew ci lii. ak fi dëkk bi mel. loolu moo lay wan ne lu ñàkk bañ a am la moo tax mu am Baye Cheikh. voilà te lu mënul ñàkk faw mu am. moom laa wax sànq ni donte diggante fi nga xamee ni moo di fa nu amalee levée du corps bi ak cimetière bu Yoff lu mel ni caravane la woon. waaye lu muntoon ñàkk la ña fa ne ñëpp takk seeni masque. ñi bëgg a ñëw itam bëri lool ndax ba bitim réew boo fa demee ñu bëri seen xel tey mu ngi Sénégal ci perte bu mag bi nga xamee ni am nañu ko ñu ngi jot njaal bu jógee ci Kumba Gawlo Seck mu ngi ñuy xamal ni actuellement mu ngi jooy Thione Seck Kumba Gawlo pleure Thione Seck nekkul Sénégal elle est absente du Sénégal Kumba mu ngi exprimer compassion wam ak tristesse am di partager itam naqar bi yëpp ak njabootu Thione Ballago Seck acteurs culturels yi ak tout le peuple sénégalais mu ngi jébbal njaalam yi gën a xóot ci moom njaal mi nag mu jébbal ko njabootu Thione Ballago Seck ñi nga xam ne ni ñoom la ñu ràññee ci wàllu aada ak cosaan ak képp koo xamee ni da nga nekk fii ci réew mi que Dieu l'accueille dans son paradis céleste loolee mooy njaal mi jóge ci ki nga xamee ni moo di Kumba Gawlo Seck moom it ñu ngi koy massawu ñu ngi tegal leen yeneen i image yoo xamante ni
jot nañu ko ci sunu équipe yaa ngi ñuy xamal ni dañu amoon ay jafe-jafe pour daanaka filmer lépp ndax foofu dafa fees del ba pour nga mën a téye caméra ba filmer normalement sax problème la mais quand même na ngeen góorgóorlu rek ndax coon maa ngi tooñ sama benn xarit tey ci suba naan ko coon du demee noonu loolu laa ko doon tooñee waaw laa doon tooñee équipe yi waaye am na itam ay images yoo xamante ni peut-être télévision du ko mën a wone waaw am na ci yoo xamante ne am nañu ko dinañ leen won rek nit ñi ak seen taxawaay foofee nga xamee ni mooy maison mortuaire bi Wally Seck sax mu ngi doon ñaan public bi pour ñu dellu ginnaaw pour ñu mën a jullee baayam dëgg la waaye baayam nag moo toll noonu moo day noonu xam nga Baye Cheikh bés du rëy ka ñu tënkeel ca bés ba moom mooy rëy waaw te Thione Seck Baye Cheikh c'est pas n'importe qui boo ko seetee dafa am cër bu mag boo xam ne bii daf ko joué ci réew mi ba pare nag tubaarkàlla doomam am ci lu mu ci doon ba pare mu nekk une continuité loolu moo lay wane tey ki dem tey day du ko ndaw waaye dafa am loo xam ne lii suñu la dee jébbal ci sa dernière kër am na sutura boo xam ne bii tamit daf ko ci laaj yi tamit nañ ci bàyyi xel parce que tam loolu c'est très important parce que dafa am foo xam ne fii dafa am guddi am du lépp la ñu mën a wone waaw nekku ne lépp la ñu mën a génne public bi nag mën na génn ñu mën ne mbooloo mi nekk na fa ku ci nekk defal ko ñaan te ñu teg ko tamit ci yoon takk masque yi Baye Cheikh masque yi il faut ñu bàyyi ci xel c'est très important parce que dafa nekk ci loo xam ne lii réew mi laajul loolu dajaloo bi am na kon nañu bàyyante xel tubaarkàlla te njaal mi tam ñu teg ko ci respecté mesure bi itam dina nekk loo xam ne li daal vraiment dina gën ci nit ñi dina gën ci population bi Baye Cheikh mu ngoog Alaaji Papa Ndiaye Ngalku moom it ñu ngi jot njaalam léegi ñu ngi koy massawu moom itam ndax xarit la woon doon soppee ci Thione Ballago Seck Ajaratu Dada Mbuub ñu ngi jot itam njaalam mu jëmale ko ci njabootu Thione Ballago Seck Ousmane Noël Dieng moom it ñu ngi jot njaalam mu jëmale ko ci Thione Ballago Seck ak njabootam ñu ngi jot njaal bu Kumba Mboor ci Angleterre moom it jëmale na ko ci Thione Ballago Seck ak njabootam li ñuy def rek mooy tegal leen ab gëstu boo xam ne nii léegi rek la ñu ko nas ci français ak rédaction bu télévision Futur Média Ibou Diouf qui réalise donc benn chronique titré ko que retenir de la dimension artistique et humaine de l'artiste. Écoutons. Cet hommage à Thione Ballago Seck. À l'égard de toutes les choses, il est possible de se procurer la sécurité. Mais à cause de la mort, nous les hommes, nous habitons tous une cité sans merveille. La finesse, la sagacité de l'esprit ainsi que le raisonnement, l'empilement, le questionnement de l'esprit peinent toujours à élucider le principe de la mort. Dans une doctrine hindouiste, la mort est considérée comme l'aboutissement de la recherche incessante de soi, c'est-à-dire la noyade dans l'amour suprême. Thione Ballago Seck, un maestro comme le monde n'a jamais connu, il aura élaboré les différents registres, toutes les interrogations sociales, métaphysiques, politiques et sociales. Ce fut sa façon d'être au service de l'humanité. La terre et ses composantes qui participent à la décomposition des corps se heurteront avec puissance à son œuvre, que la terre lui soit légère et que la culture continue de lui rendre hommage à jamais. Dans l'approche soufiste musulmane, la mort est considérée comme un moment. Voilà, chronique réalisée par nos équipes de la rédaction avec la voix de Ibou Diouf qui parlait donc de ce qu'on pourrait retenir sur la dimension artistique et humaine de l'artiste qui vient donc de nous quitter ou qui nous a quittés ce matin. Il doit être enterré au cimetière de Yoff. Thione Ballago Seck donc qui est décédé ce matin à l'âge de 66 ans. Voilà, il est né le 12 mars 1955 et décédé ce matin
décédé d'une courte maladie ce 14 mars donc 2021 Sénégal qui vient de perdre un grand artiste Thione Ballago Seck moom la ñuy waxtaane ca subaak léegi di génnuk àddina boo xamee ni ñëpp la bett li ñu wax ak Ngoné sànq rek la ñuy waxaat ni ba tey kenn mënul gëm ni Thione Ballago Seck génn na àddina mais malheureusement dëgg la Thione dem na fekki na Ablaye Mbuub ma nga ñu uufal baayam ba ay jikkoom nag ràññee nañu ko woon lool ci réew mi ci nitu dëgg gi mu doonoon ci nit bu bëri principe bi mu doonoon waaye nit la ko xamante ni itam yóbbu na drapeau Sénégal fu ne def na pont entre par exemple Afrique ak Asie ci ay bande yoo xamante ni réalisé woon na ko yéen a ngi fàttali ko Orientissimo loolu itam bokk na ci production yi gën a mag dem sax ba ay tubaab di reprendre ay woyam xam nga ñun dañoo tàmm ñaare suñuy artiste bu ñu demee ba ne ca dañuy jël ay woyu tubaab di ko reprendre parce que ñoom ñooy gën xew wala ñoom ñooy gën def ay œuvres yu ñuy neex waaye moom Thione Seck comme yeneen i ndawle grand artiste am na ay tubaab yoo xamante ni yàgg nañu jël ay woyam di ci inspiré wu Tina Arena par exemple souvent damay joxe exemple boobu siiw du jàmmi borom Thione Seck ko woyoon waaye moom bu muy génne bande di tubaab dëkk Australie waaye carrière am ñu gën ko xam ca dëkk bu ñu naan France reprendre oon na woyu Thione Ballago Seck am na yeneen artistes yoo xamante ni ci plan international yàgg nañu inspiré woo ay œuvre Thione Ballago Seck ce qui veut dire que tey du Sénégal rek a ñàkk du Afrique rek a ñàkk El Hadj Mbaye Garmi àddina ñoo ñàkk symbole gis nga ni néew bi ca fa nu koy waaj a denc foofee ca sëkk ya ca Yoff El Hadj Mbaye Garmi xam nga Baye Cheikh da nga tudd léegi tudd bitim réew moo tax réaction yu bari jóge na fa wallaahi sa xarit sa soppe raxu mi nga xam ne moom itamit ci artistes yu mag yi ci la bokk tëgg na ay guddi ba tey jël tëgg ay guddi ba pare jël fi Thione yóbbu ko foofa ak xale yi moom itam mi ngi joxe njaalam mu ko jàlle tamit maam Marie bu ajartu Zeynab Gueye Ndate moom itamit mi ngi joxe njaalam bu baax a baax Baye Cheikh jégg na ba dem Genève ki nga xam ne kii mooy Ndeye Anta Dia ak Florence voilà image yi nii nee nañ daal dëgg ñoom tam ñu ngi joxe seen njaal ak feesaay bi ci suba la mu ngi ñaan nit ñi pour ñu dimbali ko ñu mën a jullee baayam xam nga waaw xam nga lii dafa metti xam nga Baye Cheikh ñàkk rek doy na waaye ñàkk nag Baye Cheikh boo ca boole tamit beneen coono boo ca boolee xam nga fi nga nii boo ne ko jàkk masque bi def ko ci bakkanam te nit rek la moo tax ñàkk ko bokkal kii moo tax nit ñi tamit tubaarkàlla xër dëgg la waaye xër tamit am na fu muy yem waaye tamit am na tamit loo xam ne tam bu xewee dañuy ñaan service d'ordre bi tam nañ ca dem pour mën a tegaat nit ñi seen ci teguwaay bi ñu leen war a teg parce que fële la fa nekk ci mbooloo Baye Cheikh bari na te jullee denc ku ci nekk mën nga ko teg def ci yar ak teggin ba Sénégal dafa bëgg fës te fës amul njariñ Baye Cheikh comme taal nañu xam ne kii ñàkk na te ñàkk ba pare boole ca coono tam dafay nekk loo xam ne tamit lu metti la il faut nu dimbali ko moom tamit wax dëgg yàlla li ma gis ci direct bi daal dëgg-dëgg Baye Cheikh laal na ci ay xol yu bëree bëri tamit nu wax ne tam Ibou Diouf tamit li mu def nekk na tamit lu am solo nekk na loo xam ne tamit dëgg Thione mérité na tamit ci lii nu ko defal réew mi sentir nañu ko bitim réew sentir na ko waaye tamit groupe Futurs Médias tamit liggéey na ci liggéey bu rëy boo xam ne tamit di def li leen war te lii rek moo leen war ci diggante ñaari borom kër gi ak ki nga xam ne kii mooy Thione Seck ndax ay mag rakk lañu ba pare soppante bëggante ba pare séq yu bëree bëri maa ngi la rek kër bi jëmee Bercy Baye Cheikh demee France wala Thione bàyyiwul kenn ci njabootam déedéet kenn Diouf daal di ànd ak ñun gunge ko mu nekkoon bés boo xam ne bés bu rëy la loolu moo lay wan ne àddina lépp ci nii rek lay mujj baax rek moo am solo wallaahi lu dul mbaax ko gën Baye Cheikh ndax li Thione Seck daa wax rek kay dëgg jëf yeeg wax ji boo dëddoo loolu rek la ñuy waxtaan donc fi mu ne ay jëfam rek a des ak ya mu daan prôné ak li mu daan waxtaanee moom Thione Ballago Seck image yi nag ba tey ak sunu équipe yi nga xamante ni ñoo ñuy toppal néew bi diggante fa nu ko defee levée du corps bi ak fa nu koy waaj a denc
ñu ngi waaj a denc ki nga xamante ni moo di Thione Ballago Seck tey jii la génn àddina. pour ñu jullee ko nag am nañu ñoom jot nañu am ay jafe-jafe ndax nit yee bàbbeeku jóge fu ne fees fa dell. loolu moo indi woon sax tuuti ci ay jafe-jafe ba doom ji Wally Seck daa mujj di ñaan ngir ñu mën a dand tuuti mën a jullee baayam boobule. xam naa ni organisation du mën a ñàkk xër nag dafa metti Thione Seck Thione ñëpp la. dëgg la am na ay doom am na soxna am na njaboot waaye njabootam dañu ko bokk ak Afrique. bokk ko ak àddina bokk ko ak Sénégal yépp ñu ngi jot ab njaal bu jógee ci ki nga xamante ni moo di Pape Djibi Ba. Pape Djibi Ba kenn dootu leen ko présenté xam naa ni moom it bu mënoon a dugg waaye mu ngi ñuy xamal ni mu ngi présenté condoléances am à toute la famille à Thione Seck ak ay proches di ko présenté itam toute la communauté artistique du Sénégal et au peuple sénégalais. C'est de la part donc de Pape Djibi Ba woykat nekk ca bitim réew moom it Thione Seck xaritam la woon frère am la. Les artistes du Mali réagissent aussi depuis ce matin, je vous en parle. Nous venons donc de recevoir un message venant de l'artiste Babani Koné qui présente aussi ses sincères condoléances à toute la famille et toute la communauté sénégalaise. Merci pour ces témoignages venant de vous, Babani Koné, artiste au Mali qui est en train de nous regarder et qui pleure son frère Thione Ballago Seck. ñu ngi jot itam yeneen i yóbbante yoo xamante ni jóge na ci ay doomam bokk na ci Papis Nia sànq rek ñu ngi koy dégg ci ay kàddu yoo xamante ni fésal na ko bi nga xamee ni ñu ngi àndoon ak rédaction bu télévision Futur Média moom Papis mu ngi jooy baayam ko xamee ni dafa amoon ci moom confiance liggéey bu bëri liggéey na ko ak moom donc ci image yi ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw tonton Mac El Hadj Maou Cissé mi ñàkk bàyyam bërki Dembo Ndiaye yow defe naa li Wally Seck yëg war nga koo yëg tey waaye li Sénégal yëpp yëg yow yëg nga ko keroog ndax Thione bàyyu ñëpp la woon ñi ko mag ak ñi mu magul ñu ko mën a jur ak ñi mu mënul jur ay moroomam ak ay maasam sama classe geeg ñeneen ak ñeneen ñëpp papa Thione defe naa papa yu ñëpp dem na tey di Thione Ballago Seck njabootam ñàkk Sénégal ñàkk waaye ñun ñëpp itam ñu ñàkk. am na yeneen i témoignages yoo xamante ni mën nañu leen ko tegal ñu ngi ko jëlee ca fa ñu doon amalee li nga xam ne ni mu di levée du corps bi ginnaaw bi ñu déglu Alaaji Bekkaay Mbay Sala Bigué Ndiaye Youssou Ndour Baba Maal ak Pape Diouf am na itam ñeneen ñoo xamante ni suñu équipe yi ak Sidaat Thioune jot nañu tase ak ñoom ñu jébbal seen njaal jëmale ko ci njabootu Thione Ballago Seck. maaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di jaale Sénégal yëpp ndax tey Sénégal dafa am tiis boo xamante ne ni rëy na torop guy gu rëy daanu na koo xamante ne ni tey dafa liggéey lu bari ci musique sénégalaise. Ça fait 3 jours maa ngi këram di def benn émission ci Ballago TV ndeysaan mi ngi may woo ne ma Ousmane ma ni ko naam mu ne ma mën nga woy sa baat neex na lépp lu artiste di am nga ko mais qu'est-ce qu'il y a wax jooju nag wax juma laal la parce que tamit Thione dafa di monument boo xamante ne ku mu wax dara ci musique da nga ko war a gëm tey nag ñu ngi jaale bépp woykat bépp artiste bépp sénégalais tey ñun ñëpp a ñàkk neexul nag ba neexul waaye dañ koy nangul yàlla li yàlla def nag yàlla na fekk mooy li gën ci moom te yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko malayka yërmande yi gàttandu foofu gënal ko tamit fi mu jógee donc tey nag ñun ñëpp boo leen ñu fi gisee rek c'est parce que ñun ñëpp la yëf yi laal Thione Seck nag suma Thione la ndax dëgg fu ma mu son taseeg moom ak may conseillé ci lu may avancé tey nag bu fekkee ñëw naa fii du nii laa fi bëggoon ñëwee waaw di jaale artistes yu mag yëpp rek ñi nga xamante ne ni génération la ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di jaale ñoom ñëpp di jaale artistes yu Sénégal yëpp merci beaucoup jërëjëf. quoi di xaar tuuti lii moom je peux même pas parler quoi xaar tuuti après kii d'accord. xanaa di wax di sant yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko ñaan yàlla suñu borom mu xare ko aljana ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ndax ni ku baax la wax dëgg yàlla c'est un monument de la musique sénégalaise et nekkoon suñu mag tamit nekk mag ju baax nekk mag joo xamante ne maanaam moo ñu wan yoon bi tey ñun bu ñu demee tey bañ ñemee di taxaw ci kaw seen taxaw di way ginnaaw yàlla moom la donc ñu koy ñaanal yàlla suñu borom bi xare aljana waaw li ñu yëg xanaa tiis wax dëgg yàlla ak naqar parce que
pratiquement xam nga tey la woon appelu Seydina Limaamu alayhi wa salaam man mi nga fekk ci xabru maam Seydi ma toog di wér di def ay ñaan fa lañ ma woo téléphone wax ma tiis bi donc ma bàyyi li ma jàppoon lépp daw si ñëw ndax wax dëgg yàlla mag bu baax la perte nañ Sénégal perte na àddina perte nañ culture perte na donc di ko ñaanal yàlla ak suñu borom xaare aljana ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf merci. ñu ngi leen di fay di leen ziar. waaw tey nag ñu yëg ñun ñëpp tiis bi Sénégal àdduna sax laay wax yow mii nga xam ne da nga nekkoon koo xam ne xaritu Thione nga woon ba pare nekk bàyyi Wally dëkk ak Wally lan nga yëg ak affaire bi noo ko dundee. waa di wax na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko delloo lépp ci yàlla di sant yàlla di xam ni li mettitu àdduna yëpp la ñëpp ko yëg Thione Seck monument la kon bu ko yàlla jëlee àdduna yëpp ko yëg àdduna yëpp koy mettitlu di wax ne nag àdduna nii rek la ki ñu fi indi moo ñu moom kon bu ñu soxlaa du laaj kenn parce que bu lay indi du laaj kenn ne daf lay indi bu la soxlaa di la jël du laaj kenn day ñëw rek jël xanaa kay li ci des mooy ñun ñëpp ñu takkuwaat te xoolaat suñu bopp rek te delloo suñu xel ci yàlla te yéenante jàmm parce que bis bu mel nii warul yem tey rek rafetal ku ne di saafoonteeg sa morom te bu ku ne génn ci dëj bi ku ne dellu sa manin loolu dañ ko war a moytu te yéenante jàmm di ñaanalante te xam ni àdduna bi ñoo ko bokk te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar di ñaan jàmm ci àdduna bi di ko ñaan surtout ci réew mi ñu ne yàlla na fi yàlla def jàmm Thione nag fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge ci barke yonent bu tedd sallallahu alayhi wa sallam. amiin jërëjëf merci. di dellu ci yàlla rek moom mi nga xam ne fa la ñu jóge woon te xam ni ñàkk nañu lu rëy loo xam ni bett nañu bett àdduna ñàkk waajur bu baax wax dëgg yàlla waajur wu nekk nitu dëgg waajur woo xam ni amul lenn lu muy raayal nit te yàlla rek taxul ak Seydina Muhammad barke alxuraanu karim Thione papa Thione ku ko xam ne amul lu muy raayal nit te yàlla rek taxul ak Seydina Muhammad kon nag ñàkk nañ lu rëy ñàkk nañ lu mag di ko jaal nag Sénégal di ko jaal àdduna ku ne mën na koo jaal sa bopp ndax waajur woo xam ne doo dégg Thione papa Thione rek ngay dégg mag ñeeg ndaw xale yeeg ñëpp paa yeeg maire yi papa Thione kon fii mu jóge fa mu jëm yàlla na ko dàqal ci barke Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla bu mu gis lu mu ragal te nag am nañ ci njott nag i sax ba ni papa Thione doom ju mu jur Seydina Muhammad la tudde barke Cheikh Ahmadou Bamba. ziar di la masaw li nga xam ne ñoo ko bopp muy naqar ak tiis bi Sénégal ñëpp yeewandoo yow mi nag nga doon koo xam ne wóolóoru Thione Seck nga woon xaritam nga woon. di seexam lan ngay wax tey ak lan nga yëg. waaw Thione suma seex la suma xarit la Thione man ñoo takki woon Kiné Diouf li ma koy seedal mooy c'est un homme humble musuma dégg Thione jëw moo am lu ko naqari ci yow day taal otoom ñëw maa mu woo la téléphone ne la dégg naa ne fii nga toog tel milieu diw ak diw ñoo fa nekkoon nga wax lii ak lii c'est un homme fier gis nañu géwél bu fier gis nañu lawbe bu fier gis nañu géer bu fier mais moom il portait le drapeau de ngéwél gi Thione fekkee naa ko muy distribuer ay nagu tamxarit rey ko di ko joxe Thione fekkee naa ko muy distribuer ay xaru tabaski gis nga jandeer bi mu doon tëgg dañuy jékki-jékki fay tabaski rek mu seet ñaar ñetti gardien yuy garde oto yi rek mu defal leen teranga li may wax yëpp li ma wax sànq dama koy répété ku booree ñetti wax yi sa waxu ndey sa waxu baay ak waxu Thione amaana yàlla mën na la sàmm ba doo juum ci àdduna ba bañ lay suul comme Thione Seck tey parce que ñetti wax yooyu waxu ndey waxu baay ak waxu Thione c'était un parolier et c'était quelqu'un lu mu la wax téere la et lu mu la wax lu xew ci àdduna la lu ñu war a relater ce que je dis à cette nouvelle génération là war nañ di déglu Thione
waruñu déglu musique gu Thione musique bi dafay neex mbalax bi noonu neex na trop mais waxu Thione non man jéem naa ko woo après les événements là ne ko Thione génnal wax parce que du lu ñu defal yàlla lu ñu defal yàlla ko jaarale ci ñun rek am nañu kàddu ci dëkk bi te jox nañu respect ci dëkk bi suñu waxee daañ ñu dégg comme ni sëriñ si waxee mënoon nañ ko mottali ay virgule nit ñi wax na xale yi dal dëkk bi ñoom ñoo ko moom waaw. Thione de vraiment bett na ma ndax koo liggéeyee 99 ba léegi tout récemment chaque jour ñoo doon bokkandoo boolu añ di lekk ñooy añandoo chaque jour ba 18h 19h ma ñibbi mu ngi doon waaj a génne album bu tudd sang yi mu ngi ci way Limaamu Laay Maam Maodo ñëpp la ci way mu ne da koy génne ma ne ko non bul yàq sama promotion bàyyil ba koor gi jeex incha allahu rabi moo toj Sénégal mu ne ma amul benn problème bërki démb laa pare programme mu Ballago TV bu mu tegoon bërki démb laa ko pare pour te dire mu nekk nit bu nga xam ne 99 laa ko xam mais musuma am lu ñaaw ci moom musuma xas musuma wax ju ñaaw musuma wax lu teggine Thione Sénégal xamuñu ko du waxtu du ko raw waaw sama xol nag dafa fees ba xaw ma sax lu may wax vraiment mais ñàkk nañ ku baax billaahi ñàkk nañ ku baax te man nii ñàkk naa. mu ngoog wallaay ni ñàkk nga Sénégal yëpp ñàkk ki nga xamee ni mooy Thione Ballago Seck ay témoignages yoo xamee ni jot nañu ko jëlee ca fañ doon amalee levée du corps bi rob bi nag yegg na foofee ca Yoff ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen dañu am sax ay problème pour dugal ko ndax nit ñaa bari lool ba foofee la ñu koy faf jullee ci sëkk ya ca Yoff am na bërëbu jullikaay boo xamee ni ñaare mënees nañu faa julleeb néew néewu Thione Ballago Seck donc actuellement ca Yoff ñu ngi koy waaj a génne ci ambulance bi am na yoo xamee ni nag télévision du ko wone moo tax duñu ko mën a wone ñu ngi ñaan itam nit ya fa ne bu dee ñu ngi ñuy seetaan peut-être ci seeni téléphone portable ñu éviter filmer yenn image yi ñu teg lépp rek ci sutura ndax moom Thione Ballago Seck sutura la mës di prôné moom la mës di yeddee ndaw ñi di ko yeddee réew mi ci ay woyam lépp loo xamee ni am na ci àddina nag Thione boo dégloo woyam rek am na ku ko wax léegi ci témoignage yi ne ndaw ci fànn yëpp boo dégloo sax ay woyu Thione lu musique bi neex di nga ci mën a jot ay conseils yoo xamante ni daf lay jëriñ donc néew bi yegsi ca cimetière bu Yoff ambulance bi am ay jafe-jafe pour ñu génnee corps bi waaye xam naa dinañ ko mën bu nu ko génnee jullee ko foofee ca Yoff ndax ñu ngi foogoon ni sax Ouest Foire ca boori këram la ñu koy jullee faf nag ñu ñuy xamal léegi ni foofu rek la ñu ko yóbbu directement ndax feneen fu ñu mën a jaar rek dina jur daanaka ay nit yu bëri yu génn ndax Thione nag moo ni mel Thione moo toll noonu te ab garab moom bu daanoo rek daanu na El Hadj Mbaye garab bibliothèque dem na Baye Cheikh pénc moo mel noonu am na boo xam ne bii bu daanoo ci pénc dañuy xam ne daal lu mag jóge na ci pénc ma kooku nag mooy Thione Seck Baye Cheikh di wax ne tamit Maacu nga wax léegi moo la joxe kàddu yu am solo yooyu le Maacu Fall te Maacu Fall ku ne xam ne digganteem ak Thione Seck wallaahi ñoom ñaar dañu yàgg lool ak seexam ba Zakaria moom tam yàlla na ko yàlla yërëm allahumma amiin di wax ne tamit Baye Cheikh ñi ngi lay wax ne waa France ba tey ñu ngi réagir sa xarit sa soppe El Hadj Ousseynou Diallo bu Abikan Diallo moom tamit mu ngi joxe njaalam ak sunu yaay ju baax ji Adja Alimatu Mbay nga xam ne moom tam kenn du tudd ñu baax ñi ca Paris te doo ko ci boole ak maam Marie Khoudia Seck mi nga xam ne moom lañ jénk Ousseynou yaayu Mohamed moom tam mi ngi joxe njaalam di joxe tamit njaal Amadou Diagne Foseka mu ngi témoigner waaw moom tamit sànq rek macha allah mi ngi wax li nga xam ne moom la xam ci ki nga xam ne kii mooy Thione Seck voilà ñu ngi may xamal ni ci waxtu wi ñu ngi koy jullee tàmbali nañu di ko jullee waaw di ko wax itam
ñi nga xam ni ñoo nekk ci seeni kër. nit yu baax yi. ci waxtu wi nga xamante ni ñu ngi jullee Thione Ballago Seck ñu ngi ñaan ñoom it ñu julli te ñaan. dëgg la ñu ngi ñaan ñu ñaanal ko. sunu borom accueillir ko. ca àjjana yu gën a kawe. moom Thione Ballago Seck ci waxtu wi El Hadj xam nga ñoo ngi koy jullee ca sëkk ya ca Yoof. xam nga Baye Cheikh barab bii lu mat a bàyyi xel la. parce que gan la goo xam ne gi dafa fekki ay gan. kon loolu moo lay wan ne képp ku fa nekk ci yar ak teggin nag nga ko war a teg. foo xam ni file lu mu yàgg-yàgg da nga ko siyaare ji. lu mu yàgg-yàgg dañuy ñaan rek mu yéex. yàlla na yéex kay. waaw mais loolu moom du mën a ñàkk. kon daal nanu warmaal place bi. warmaal itam ki nga xam ne kii moom la ñu fa yóbbu. warmaal yi tamit ñi nga xam ne nii tubaarkàlla mooy ña fa nekk ku ci nekk sàmmonte ak mesures yi nga xam ne nii moom la réew mi laaj. parce que Baye Cheikh loo xam ne dafay law rek te kenn xamul fu mu yem dafa jar a bàyyi xel. kon daal na ñëpp bàyyi loolu xel waaye rek di la wax ne tamit Baye Cheikh sunu yaay Ajaratu Ndey Soxna Mbu. moom tamit ñu ngi koo jaal bu baax a baax. ndax moom tamit Thione day doomam. moom tamit mi ngi joxe njaalam. di wax ne daal doomam ji daal yàlla ko yàlla dëddoo jàmm. mu nekk tamit ci yaay yu baax yi moom tam loolu mënta ñàkk Baye Cheikh. mu ngoog dégg nga baat bi. waaw donc ñu ngi koy jullee moom Thione Ballago Seck Mame Birame Diouf journaliste fii ci télévision Futur Média. maa ngi doon lire texte bi nga xamante ni yónnee na ko pour hommage bi ñu jagleel Thione Ballago Seck imam bi mooy wax noonu mën nañ ko déglu ci waxtu wi ñuy waxee ak yéen pendant que ñuy jullee Thione Ballago Seck waaw. am na ku génn àddina fekk njabootam nekk ay tuut tànk yi tuuti xamuñu ca dara waaye yéen ngeen sant yàlla dund neex na parce que papa ngeen fekk ko mu génn àddina ngeen taxaw ko seen bopp ak seen i bopp ak seen i mbokk ak seen i xarit ak seen i soppe li ci des nag jumaay Ouest Foire gii ñëpp ñëw nañ imam ay dara dafa am ngànt feebar waaye ma nga jot kër ga kon loolu ñoo ngi ñaan yàlla Thione Ballago Seck yàlla na dëkk ak yot Seydina Mouhamed yàlla na dëkk ak Serigne Touba yàlla na dëkk ak ñu baax ñëpp nanu daan nag te teey lii rek a ñu fi dese nag ñaanal ko yàlla rek asalaamaaleykum nee na kàbbari imam nee na kàbbari ñeent la nee na kàbbari ñeent la léegi nag nañ defar sopp yi nag voilà imam bi mooy wax ni actuellement Thione Seck la ñuy jullee ca sëkk yu Yoof bu ñu ko jullee ba noppi doog ko jébbal boroomam kon ñoom ñu ngi defar sàppe yi ndax Thione Ballago Seck El Hadj la ñuy waaj jullee pour jébbal ko sunu borom moment bu doy waar la moment bu doy waar lool sax waaw donc Thione Seck dem na bàyyi fii ay œuvre am te tey Sénégal yëpp jooy ko àddina yëpp jooy ko un artiste ne meurt jamais. Bon.
Thione Seck jullee nañu ko ba pare jullee nañu ko ba noppi di ko waaj a jébbal boromam ca sëkk ya ca Yoff fileek ay minute ginnaaw bi mu wuy jee sunu borom dinañu ko denc ñu ngi ñuy xamal sax ni nit ñi bëree tax ba xuusuñu ba ca biir cimetière yi dinañu ko denc nag fu jege ak fi nu ko jullee léegi ndax nit ñee bëri ba mënuñu xuus ak néew bi ba ci biir cimetière bi voilà moo tax ñu yamale ko rek ci entrée bi fu sorewut benn yoon ak fi nu ko jullee léegi Thione ak dimension bi Thione ak ni mu toll tey xëy na dem bàyyi na fi ay projet ni ko suma jigéen bi Ami Dieng madame Diallo di wax léegi loolu mooy firnde encore ni dee rek ay dëgg te sunu borom moom bu décidé rek décidé na nga ne ci projet ñàkk nekk ci projet Baye Cheikh ku dem bay na mébét wallaahi mébét baa ngi noonu mébét bi nag mooy projet yi waaye Baye Cheikh maa ngi lay wax nii kenn du yàlla boo déggee imaam bi allahu akbar rek ngay dégg loolu moo lay wan ne yàlla rek kay dëgg moo tax cër bii nga xam ne nii moom la suñu borom am cër bu ñu war di ko delloo la ñu déglu imam bi nga xamante ni moo ko doon jullee léegi waaw Thione Seck war naa ko te yàlla xam li tax mu jël ko waaye yàlla na mot jël dundam ci àjjana yàlla na dund ak yonent yàlla Muhammad yàlla na dund ak maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu wuutu nañ fi waa quartier bi ñu ngi ànd ak délégation bi sama Tidiane ñoom taal ñoom ñëpp a ngi fi Cheikh Ahmad Tidiane Aïdara dafa am ngant ci wàllu yaramam bu fi teewoon mu ñëw jullee ko waaye ñu foofu ñun ñëpp insha allahu taala kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ba ci kanam jërëjëf mu ngoog imam bi ko jullee léegi moo ko jullee ba noppi doon joxe ay témoignage am ci jaamu yàlla boobule di Thione Seck ñu ngi koy waaj a jébbal boromam di ko waaj a denc foofee ca sëkk ca Yoff ñu masawu waat sénégalais yëpp masawu njabootam àggali itam ak témoignage yi nga xam ne ni mu ngi jógee fépp ci àddina ñu ngi masawu communauté gambienne bi ñoom it Thione dafa yàgg ak ñoom way na Gambie ba mu demee Gambia dañ ko doon ziyaare ba mu mel ni wàlliyoo am na woy woo xam ne ni Thione mu ngi ko ciy wax am fa ay xarit am fa ay soppe ñu ngi masawu yaa Seydi Sène moom suma yaay la suma xarit la yaayu Arrête Sène moom tey jooy na Thione Ballago Seck foofu ca North Carolina ca États-Unis communauté gambienne bi yëpp itam Gambie boo fa demee actuellement ñoom ñëpp am nañu mbetteel ni sénégalais yi amee mbetteel ak naqar ci génnuk àddina Thione Ballago Seck ndax yàgg na bégal sénégalais yàgg na bégal gambien yàgg na bégal mauritanien yàgg na bégal àddina wërngal képp moo tax tey génn àddinaam ñëpp a ko naqarlu ñu ngi gis woote bu jógee Mali ci Baba Nikone mi may tudd sànq ba tey bu fekkee yooyu yëpp yemb na ak équipe yi nekk ci ginnaaw élagement aussi seek Apulaay Lay Maxtaar ak ki nga xamante ni moo di tonton Mac ñu ngi xaarandi yeneen i témoignage yu jógee ci soppe yi ak xarit yi ak Sénégal yi yëpp ndax ñun ñëpp a àndandoo jooy Thione Seck élage Baye Cheikh di la wax ne sa xarit sa soppe Alsane Mbaye El Hadj Alsane artiste bu mag boobu nga xam ne moom tam kenn du wax ñu baax ci réew mi te doo ko ci boole. moom Thione daf koy inspiré. waaw toog na ma ak moom ba tey. waaw maa la wax loolu. muy tudd Thione. ci ni ko Thione di inspiré à travers ay texam. xam nga moom dafa bëgg ñaar. dafa bëgg waa Mali. cosaan ba pare tamit bëgg Thione Seck. di ko déglu léeg-léeg mu am lu mu cay jël. moom tam joxe na njaalam. joxe na tamit sa waa kër yaay ju baax. nga xam ne ñu nga ca Point nga xam ne mooy aji ngaan mbeng Ndeye Ndiaye Fatou Awa moom tamit Thione Seck way na ko ngaan mbeng moom i tamit mi ngi joxe njaalam ngaan mbeng